mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës ñu ne mu ko jukki dina bokk ca jéey ja nga xam ne moom moo am ca diwaan bu Ndar Géej foofee nag ab bateau moom moo daal di mbëkk benn gaal bilang bi nii ne la tëree benn doomi aadama bu am ci lu tollook fukki at ak juróom benn moom moo ci daal di ñàkk bakkanam nappkat ya fa nag di sàkku ci gouvernement bu Sénégal jëli dogal ci lu ni mel ndax itam duñ ne guléet leneen loo xamante ni duñ ne guléet ci réew mi di accident yu bari yi nga xam ne nag bés bu yàlla sàkk ñu daal di koy nemmeeku tax na ab code de la route bu yees itam ñu bëgg ko fësal ñi yëngu ci wàllu dem ak dikk dàq nañ lu ni mel ndax liñ xamle moom moo di lu mu ci mënti doon gouvernement bi dafa war a mën a amal ak ñoom waxtaan juboo daal di dox ci li nga xam ne nag moom moo di seen ak biir leneen lu ñu jëmmal fii ci réew mi boobaak léegi jàpp leen ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier atum 2014 mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di luyaas yi Momar Ndaw njiit bu ASCOSEN li mu xamle moom moo di ak lajj lañ ci nemmeeku naka noonu itam muy joxoñ baaraamu tuuma ministère des finances leneen keneen koo xamante ni àdduna ci di Awa Niang di sàkku rek te ñeneen ñooñu député nag ñu jëmmal li nga xam ne président Macky Sall daal na koy àddu ci conseil des ministres yi nga xam ne nag ñu ngi ko doon amal ni ki démb leneen lu ñu leen di jagleel mbokk yi alxames bu nekk bokk na ci bonne feuille de la rédaction tey ji itam daañu taxaw ci li nga xam ne nag moom moo di wàllu kaaraange ci tundu Afrique tax na ki nga xam ne nag moom moo di colonel Doudou Sall daal di xaatimu aw téere jagleel ko wàllu wi diwaan bu Guinée ginnaaw coup d'état wa nga xam ne nag moom la ñu fa nemmeeku ana lan la ñuy xaar ci ki nga xam ne moom moo di colonel Mamadi Doumbouya aw laaj la woo xamante ni nag mission diplomatique bu CEDEAO daal na koy samp ba tax itam daañ fa dem ginnaaw nag ndaje wi nga xam ne amaloon nañu ko niki démb xool ana nees mën a def ba lépp loo xamante ni nag dafa taggatémbe ca diwaan bu Guinée ñu mën ko daal di dindi tënk li daañ ci ànd ak ki nga xam ne nag moom moo di Ibrahima Kane buñ ci noppee mbokk yi léegi ma dikk ñu faram fàccee. rafet la ñu ànd bi ak télévision Futur Média xibaar yi ñu doore ko na nga xam ne nag noonee la ñu ko junjee woon bokk na ci jéey ji nga xam ne moom moo am ca diwaan bu Ndar Géej aw bato daal di bëkk ab gaal ba tax itam benn doomu aadama boo xamante ni am na ci lu tolloog fukki at ak juróom-benn daal di ci ñàkk bakkanam ay ñooñu nappkatam itam dem nañu ci màkkaanu ki nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo la ñu sàkku moom moo di nguur bu Sénégal daal di jël ay dogal ci mbir mu ni mel ndax itam duñu ne guleet Ousseynou Diop Habib Seck ci reportage. ci kër gi ci goxu mbaaj askan wi yeewoo ak naqar benn seeni doom dafa faatu benn bateau moo mbëkk gaal gi nga xamante ni si la nekkoon juróom benn nit ñoo ci nekkoon kenn kott nag mujj ci ñàkk bakkanam. toog nañu di bëgg jóg geesu mu yem ci ñun waaw bi mu yemee si ñun nag fi noo yooxoo xale bi tombeel yegg rappel na gaay gi dafa yegg si rek dëpp gaay gi suñu kaw 6 personnes nanu woon 5 yee ñëw kenn ki ñëwul. seen waajur Amadou Sey lay wéy ci turam nee nag ñoom la ñu perte bare na. léegi nag ñàkk nañ su matériel bi xottu gaal gi rek moo ñëw ab benn machine bu tooy. ci kër gi nag askan wi dañu mer ba futtu si seen i kàddu kilifa yi fulaaluñ leen te jafe-jafe yu ni mel bu amee dañ leen di dummóoyu. ñun amul lu dul géej te heure bu na dana bare lu ñuy dal torof torof yu ñuy dal si géej te duñu gis mukk koo xamante ni dina ñëw fajal na sunu rango. jeune bi nga xamante la leen autorisé pour ñu napp fa dañuy sàcc bu ñu sàccee ba ci booru kaw bu ko defee 4 heures du matin fu jotee ñoom ñëpp dañuy daw di yéegi daw boobu ñuy daw nag ci lañ profité te mbëkk gaal yi te bu la mbëkkee du la faale. ci diwaan bii nag liñ fiy nemmeeku ay bateau yu mbëkk gaal bari na lool bi ci mujj démbalaam tey jëlee la ñu mujjee gis xale yi juróom-benn la ñu woon kenn moo ci ñàkk bakkanam. Ousseynou lu ni mel duñ ne guléet ci li nga xam ne moom moo di waax yi leneen lu ñu newul guléet ci xàll wi bokk na ci accident yi nga xam ne bés bu yàlla sàkk ñu koy nemmeeku tax na gouvernement bu Sénégal bëgg a jël ay dogal leneen ci loo xamante ni bëgg nañ ko taxawal di code de la route wu yees waaye mel ni ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu dem ak dikk di transporteurs yi ànduñu ci lan moo waral loolee nag ana lan moo tax ñoom ci seen bopp ñu daal di amal boobule doxalin tontu li ñu seetaan ko ci reportage wi nga xam ne Marcel Farba Maron ak Gervais Yao ñoom ñooñu ko jagleel. code de la route bu bees mooy waaj a am Sénégal mu di dogal bi ñu jël démb ca conseil des ministres te assemblée nationale war ko jot fii ak ñaari fan ngir voter loi bi liñ ciy séntu nag doon xeex accident yi faral di am ci tali yi. ku nekk ci ñun léegi yor na permis de conduire bu bees waaye loolu dañ ko war a dugal ci loi bi pour instituer ko mooy lu am solo beneen bi mooy da nga daan toog ci garage bi ñu abal la oto ngay jàng di dawal.
wala nga sa papa am oto mu xëcc la jox la ngay dawal te loolu accident yu bëri am na fi. moo tax ñun nii fenn nga mën a jàngee dawal oto mooy ci auto école waaye nag loolu yow boo ko tegee da nga war a yokk sensibilisation da nga war a yokk communication waaye nag bu ñu deful dara fii laa koy waxee accident dafay gën a bëri dafay gën a métti nit ñi di gaañu foog ñu def dara te loolu bokk na ci ku def li nga war a def ci tali bi ñu daan la. boobu la décision nag syndicat transporteurs yi ànduñ ci. mënuñu wax code de la route te boolewuñ ci bu ñu ne diw tëgg la safara seetaan ñun mu doon tëgg dama bëgg loolu mu leer la ñuy def yëpp tegul si yoon ñun ñooy acteur bi kon dañuy associé ñu fekkee si lu ñuy def kon bu ñu ko defee seen coobare bu ñu tollee dañuy lank en commençant par man li ñuy def yëpp amul li nga xam ne teg nañu ko si yoon tegul si yoon. annonce code de la route bu bees bi nag dañ koy daal di fësal tey ca garage Dakar Bignona foofu nga xam ne dañ fa doon organiser ay ñaan ak sensibilisation ngir fexe ba accident yi dakk ci réew mi. jërëjëf Marcel mbokk yi bu ngeen di fàttaliku ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier atum 2014 xam ngeen ne nguur bu Sénégal jëmmaloon na ab loi ci assemblée nationale mu ñeel wàññeeteefu li nga xam ne moom moo di luyaas yi boobu ak léegi rëq-rëq yoo xamante ni daal nañ ko ci nemmeeku ba tax Momar Ndao njiit bu ASCOSEN di joxoñ baaraamu tuuma ministère des finances ndax jàpp nañ ne lu jiij njaag ci wowle wàll ñoom ñoo lajjee keneen itam di Awa Niang di sàkku ci ay ñooñu député ñu daal di jëmmal li nga xam ne njiit mu réew mi moom Macky Sall daal na ci àddu ca conseil des ministres wi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ni ki démb ñu ànd ci ak Alxasan Ba. jotoon na ñu àddu ci mbir mi mu di location bis bu nekk muy gën di cher fii ci Sénégal njiit réew mi bëgg nag ñu xayma système de régulation bi gën ko ñoŋal. ñun dañ koy rafetlu lu tax ñu koy rafetlu parce que gis nañ ne bi nga xamee ne def nañ loi bi ba léegi muy 2014. benn yoon ministère bi nga xam ne moom lañ dénk mbirum location ndax nga loi yëpp moom la wax ne moo ko yore muy ministère des finances gisuñ ko benn yoon mu génn wax ci affaire location yi loolu day nasaxal application bi ministère du commerce sax moo ci doon xaw a yurndu tuuti waaye moom loi bi dafa wax ne autre administration habilité. loi bu jëm ci wàllum wàññite njëgum location bi ñu ngi ko adopté ñaar fukki fan ak ñaar ci weerub janvier atub 2014 fukk ak ñaareelu législature bi defoon li ni mel député bi di Awa Niang jàpp ni jot nag commission yi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk wàllu woowule def li nga xamante ni moom mooy évaluation bi. loi bi adopté nañ ko wante ba léegi application bi dafa des ci suuf loolu nag man li may suggérer mooy que à l'Assemblée nationale. am nañ ay commission yoo xamante ne commission compétente lu mel ni commission de l'urbanisme donc lu mel ni commission commerce donc lu mel ni commission délégation ñoom ñu fexe ba def évaluation parce que loi tim bu ñu ko voté ba pare dañu war a def évaluation xool ndax li voté loi bi ndax li tax ñu voté ko application bi c'est en vigueur ndax ñu ngi koy appliquer wala appliquer wuñ ko. ngir fexe ba gën a mën a réguler secteur bi régler problème bi taxawal observatoire immobilier ak loyer mu doxal nekk na li nga xamante ni jot na. kuréel la goo xam ne suba meeting woon mbirum location mbirum immobilier kese lay topp donc su fekkee moom loolu lay topp ça veut dire que kon bépp jafe-jafe bu ci am ñoom dinañ ci mën a taxaw ci teel te tam am na benn texte boo xam ne dafa waxoon kan moo war a nekk agence immobilière nga xam ne. agence immobilière bi dina xam yoon lu mu wax. ñu woo rek képp koo xamante ne acteur nga comme li nga wax rek ñu fexe ba mën di daje donc def ko problème boo xamante ne ça sera géré vraiment de façon rigoureuse. Momar Ndao di sàkku ci Sénégalais yi ñu yor texte yi xam dëgg-dëgg lu yoon wax lu jëm ci wàllum location muy xam ne at wu ne daañu jot lu jege fukki junni ci ay réclamation Alxasan Ba kàddu yu jibee fa nga xam ne nag moom moo di ca marché yu HLM ñëkk yëkkati bokk na ci association des commerçants et industriels du Sénégal ñu gën koo xam ci ACIS ñoom ñooñee ñu ñaawlu lool ngeen di gis mu di salté wa nga xam ne ma ngay jaabo jongee ci boobule marché leneen itam loo xamante ni daal nañ ci addu di taxes yi nga xam ne jamono yi daal dina leen di sonal Fatima Touré ak Amadou Ba ñoom ñoo teewoon seen ndaje yi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ni ki tey ji ci suba ñu seetaan. salte bu ne dang ci ay bët ay ndox yu salte di jàbbanjoge fu nekk ay taxes yu diis wante tamit concurrence boo xam ni jaarul ci yoon jóge ci bitim réew loole nag le commerçant yi nga xam ne ñoo nekk marché HLM di ñaawlu. canalisation yi nga xam ne dafa jaar ci marché bi
eaux usées yi di ci jaar heure boo xamee ne nawet bi jot na dafay ubbeeku du dem day débouché wu di génn ci marché bi ci allées yi ba nga xam ni bépp client boo xam ne nii mi ngi ñëw marché HLM su nawet jotee bu fi ñëwee benn yoon dootu fi ñëw wala bu gisee ko fi bëgg a ñëw dana ko marché HLM baaxul dafa salte kenn mënu faa dem loolu nag mu naqare ñu lool. ñoom nag dañoo jàpp ni 12% yi nga xam ne nag yokk nañ ko ci taxe PCF bi loolee nag tax na li nga xam ne nag moo di denrée première nécessité yi daal di yokk ci jamono ji. lii di denrée première denrée nécessité kii di meew di suukar di diwlin ak ceeb dañ ko augmenté. taxe boobu ñu ci teg nag muy taxe boo xam ne nag mi ngi nekk 12% ak 3% taxe boobu lañ bëgg mu teggi ko parce que moo tax dund bi cher. waaye tamit am na beneen concurrence boo xam ni jaarul ci yoon nga xam ni nag ñi nga xam ni sax ñoo nekk bitim réew ñoo koy def loole nag ñoom ñi sax mettitlu ko bu baax. c'est des chinois des indiens yoo xam ne nii da ngay déplacé wu dem ba seen dëkk chargé 2 ou 3 conteneurs soo paree ñu jaay la ko ñu toppaat sa ginnaaw chargé lu ma 10 conteneurs ñëw ba fi nga nekk ñu koy concurrencer. dem nañ ba léegi yow boo ñëwee indi sa conteneur awale ko ci transitaire boo xam ne nii sénégalais la dem nañ ba wut transitaire boo xam ne seen doomu réew la ca lañ koy jaarale xaalis bi du leen génn ñoom ñu génne seen conteneur concurrence la jaay ko tak seen xaalis dem seen yoon ñu bàyyi ñu fii ñu mënuñoo jaay. tey nag état bi war a jël ay responsabilités am bu ñu sukkandikoo ci seen i kàddu ñoom nag dañoo jàpp ni rek ñooñee dafa mel ni rek saa su nekk li ñu leen di wax dafay tàbbi ci nopp ku tëx wante nag bile yoon bu fekkee ni kenn deful dara ñoom ñi lee dinañ rek daati dàbbali buum te mooy ba. Fatima Touré ñeneen ñoo xamante ni lu ñu jàpp moom moo di seen i ay bëgg-bëgg dafa tàbbi ci nopp tëx bi bokk na ci ñi nga xam ne nag ñoom ñooy liggéey ci Ecotra xam ngeen ne ab entreprise la boo xamante ni nag day yëngu ci wàllu BTP li ñu xam ne moom moo di ku moywul seen ak liggéey dina nax saay ndax itam appel d'offre yi nga xam ne gouvernement bu Sénégal mi ngi koy amal da leen rek daal di dummóoyu jox koy entreprise yoo xamante ni ñu nga bàyyeekoo ci réew bu tugal Mouhamadou Abdoulaye Diallo moom moo yoroon seen i ay kàddu àdduna jëmale ci micro Abdou Diouf ak Ahmadou Bamba Samb. Ecotra mu ngi subir ay injustice ñun employés yi nag dañoo jug pour jéem a xool loolu nu muy dañee tey ñun nag Ecotra la ñuy liggéeyee suñu lépp Ecotra lañ ko yaakaar waaye gis nañu mënatul gagné ay marché wala bu gagné marché ñu nangu ko ndax mun nañu citer exemple bokkul de Kaluna yi. Ecotra dem na ba gagné marché bi ñu nangu ko ci moom fa àtte yam ci Sénégal delloo ko marché bi ba tey mënul liggéey marché boobu ñun ñu ngi xëy di toog te loolu du lenn ñu ko def lu dul ay nit yoo xamante ne mun nañ ne benn poignée de nit ñoo xam ne daanaka jege nañu retraite bëgg ñu yóbbu ñun ay jeunes yoo xamante ne quasiment presque ay jeunes lañ bëgg ñu yóbbu ci retraite loolu duñ ko nangu man nag damay interpeller directement monsieur le président de la République. gis nañu temps yi mu jug nii day def ay politique emploi des jeunes ñun am nañu ba noppi lu ñuy wut mooy ku ñuy conserver suñu emploi yooyu matériel bii ku ko gis xam ni ku ko fi indi bëgg na liggéeyloo ay nit tey fii mun nañu wàcc ci tali bi def ni ñëpp di def mais duñu defagum loolu dañ koy yëgal parce que jàpp nañ lii yëgu ko bu fekkee réagirul ci dara ñun lu mu jaral ñooñu bëgg ñoo yàqal jaral nañu. loi bi ñeel soxna su wanu lor daal di koy mën a dindi ci ak coobareem nag xam ngeen ne lu ni mel boobaak léegi ñu ngi ci addu ba tax itam ministère de la femme itam di sàkku ci ñi nga xam ne ay acteurs lañ ñu amal waxtaan xool nees mën a def ba daal di rek tënk lu ni mel daal di wax itam ci leneen naka noonu itam moom Mame Ngor Diouf xam ngeen ne magistrat la nekk itam secrétaire général ci boobule ministère moom moo daal di addu dénk ay kàddoom suñu ay ndaw Alxasan Ba. président de la République monsieur Macky Sall dafa sant gouvernement bi ñu xayma li nga xam ne nii mooy li ñuy doxal ci wàllu politique pour jigéen ñi gën a am seen place ci wàllu àq ak yelleef mais tam ñu gën leen sedd ci lépp lu ñuy joxe ci wàllu dogal ak ci wàllu koom politique bi nga xam ne moo ŋànk lool muy SNEC stratégie nationale équité égalité de genre président da wax nañ ko xayma stratégie boobu ñi ngi ko laal ci fukki at 2016 2026 dañuy def xayma bi ci digganteel bi pour xool yan jéego la ci Sénégal def yan rëq-rëq moo ci am ak lan lañ ci mën a gën a jubanti pour gën a dooleel jigéen ñi nga xam ne fu nekk ñu ngi fay béy seen waar lii di avortement médicalisé na mu ne jigéen mun na ëmb ba ci diir mu yàq ëmb boobu
ci wàllu docteur tam ànd ci loolu débat bi am na Sénégal ay at tam mi ngi continuer ñii di waa société civile tam ñànk nañ ko di ci dox jéego yu am solo pour wane lii lu mun nekk la mais li am solo mooy texte am na réalité am na cosaan am na diine am na donc dañ leen di ñaax nañu continuer waxtaan bi ñu laal ñoom. ONG Jamra ay kaddu yu warook yu kaddu ki nga xam ne moom moo di Maam Ngor ñoom ñoo takk ba dëgër moom Mame Mactar Gueye ak itam ñoom ca àndal di xam ne rek ne képp koo xamante ni yaa ngi addu ci mbir mu ni mel wala bokk nga bëgg cee jël ay dogal daañu rek dal ci li nga xam ne moom moo di sa kaw ndax duñu seetaan kenn koo xamante ni daañ ko fi daganal. Habib Faye ak Ababacar Camara ñoom ñoo teewe woon ndaje wi nga xam ne Jamra mi ngi ko doon amal niki tey ji ñu seetaan reportage. Jamra dóor loxo ca table bi ONG bi ne du nangu mukk avortement médicalisé di am fii ci mim réew. aux organisations féministes nañu arrêté parce que ñoom bu ñu tayyul ñun duñu tay réew bu tëdd bi nga xam ne fii la Bamba tëdd fii la Maodo tëdd Baye Niass Baye Laye tëdd fii duñu nangu mukk lii nga xam ne du leneen lu dul faat bakkan lii nga xam ne du leneen lu dul une sorte d'infanticide qui ne dit pas son nom ñu di ko fi légaliser di ko daganal. Mame Mactar Gueye ak ñamu àndal di ñaawlu lool doxalinu mouvement féministe yi ñoom ñu gis ne autoriser li nga xam ne moo di avortement fii ci mim réew day doon buntu goo xamante nit ibbil nañ ko lépp. booy def plaidoyer pour la légalisation de l'avortement par souci d'équité et de transparence ñii ngay campagne wax leen dëgg wax leen nombre d'avortements yi échoué ginnaaw bi mu amee une perforation de l'utérus. avortement yi nga xam ne dafa mujjee jur infection de l'appareil génital de la femme bari na avortement yi nga xam ne dafa mujjee jigéen ji jaare fa daal di ni nga xëcc wala daal di jaasir. waaye mu leen di woo rek ñu xoolaat ci seen bopp waaye itam seen i doxalin ak i seen i xalaat ñu xool nan la ñuy gën a mën a def ngir xoolaat seen taxawaay. ñu ngi ñaan mouvement féministe yi ne ñuy wax jigéen ñi dëgg waaye di defar ay spot. di bëgg a jur ci nit ñi yërmande waaw dañ ko violé day ko nangam nañ leen di wax dëgg dañ leen di wax ne bakkan la ñuy faat te kooku ngeen di faat maare day taal yi ñun ñii bu fekkoon suñuy waajur def nañu ko duñ fi toog tey di wax. Mame Mactar Gueye jàpp ne bu ñu légaliser lii di avortement day tax gën a dooleel ña nga xamante nit ñoo di jigéen ñi ca kaw góor ñi te it gouvernement bu Sénégal la mu war a def rek moo di teg ak comité consultatif ci li ñeel wàllum santé. ONG Jamra ñoom ne dinañ def ab tournée ci famille religieuse yi ngir ñaawlu avortement médicalisé gi di ram fii ci biir réew mi. jërëjëf Habib Faye ñu sant ko gërëm ko wax itam ci leneen loo xamante ni nag direction des soldes moom moo ko daal di fësal jaarale ko ci li nga xam ne moom moo di xarala yu yees yi lu duppee Safi ak itam seen ngir daal di yombal lépp loo xamante ni da di lijjanti ci wàllu këyit ginnaaw ndaje boobee nag Fatou Bintou Konté ak Diafara Ba ñoom ñoo fa teewaloon télévision Futurs Médias. Safi ak seen réclamation ñaari application yu bees yoo xam ne direction de la solde moo ko taxawal ngir wàññi li nga xam ne moom mooy délai traitement dossier yi nga xam ne agent état yi ñu ngi ko fay indi. assistante incha allah maanaam robot boo xam ne tey képp kuy agent de l'état boo duggee ci suñu application prescale bi ñuy wax e-solde dana la yombalal en fait say besoin maanaam boo soxla woon tey information ci wàllu rappel Safietou di Safi mën na laa jox réponse bi ci saa si. ñaari fonctionnalité yu bees yooyu nag nga xam ne direction bi moom moo ko développé mu ngay dugg ci wàllum cadre li ñuy wax dématérialisation ak digitalisation li nga xam ne moom moo di liggéey bi état bi di def ci digganteem ak askan wi. di jël ay usager bi def ko suñu yitte. tey jii Sénégalais bi nekk Fongolembi bi nekk Matam nekk Tamba jaratul mu ñëw ba Dakar ngir rek déposer dossier te tey jii su ubbee Safi wala mu ubbi tey jii une plateforme de la solde war na cee war a mën a def li nga xam ne moom mooy yitteem. mu di ay coppite yoo xam ni ñi nga xam ne ñoom ñoo di partenaires sociaux yi maanaam organisation syndicale yi rafetlu nañ ko bu baax. plan de la dématérialisation mais amélioration yu bëri am na tey jàngalekat bi fu mu mën a nekk mën na gis bulletin de salaire am consulter ko te ñëpp xam nañ ni daf doon am ay jafe-jafe ñu dem ci banque yi dem fii dem fee pour jot suñu bulletin de salaire ci yenn opération yu ñu war a def. li ñu gis daal moom mooy ci innovation bi. Vraiment dafa soulager non seulement les usagers mais soulager même les syndicats d'enseignants parce que ñu à un certain moment suñu liggéey nekk loon lu dul
suivre les dossiers maintenant loolu au moins dindil nañu ko. bu dee nag lijjanti papier xam nga kenn du ñëw volontairement ñëw di lijjanti papier parce que benn devoir la wala benn obligation booy def boo mënee toog nag dëkk ba nga nekk def ko am instrument boo xam ne jox nañ la ko mu mën la ko defal dañuy saluer lool. application yooyu ni ñuy traité léegi dossier agent yi dafay gën a wàññeeku te it danañ ca gën a mën a taxaw. mbokk yi lu ni mel alxames bu jot ak dañ leen koy jagleel mu di ab gëstu ñu dippee les bonnes feuilles de la rédaction tey jii nag daañu taxaw seetlu ci li nga xam ne nag moom moo di wàllu kaaraange ci tundu Afrique ki nga xam ne moom moo ci xaatim aw téere di colonel Doudou Sall xool nees mën a def ba daal di rek mooy lu ni mel wala boo ko bu amee loo xamante ni dañ koy mën a joyanti ñu daal di koy def ginnaaw ab waxtaan woo xamante ni sekk na ko Ibou Diouf ak Thierno Mendy. ci bile téere bindkat bi taxaw def ab njàngat ci lépp lu aju ci wàllu kaaraange ak niñ koy saytoo fii ci réew mi ak ni nga xamante ne loolu la ñuy faral di gis fii ci Afrique sowu jant. manque duppee ci yan anam la organisation de sécurité yi changé kanam ci diir yi passé li ñu gis mooy seen xar kanam. changé na te nit ñi ñu ñëpp ñoo ko remarqué. ci loolee nag taxaw na tamit ci li nga xamante ne noonee la coup d'état yi di amee fii ci Afrique sowu jant. étude bi moom dafa génne ne dëkk yi nga xam ne dañu bari ay coup d'état li ñuy gis mooy seeni militaire seeni kilifa dañ leen di wan ginnaaw su Lansana Conté amoon na mutinerie même 2008 avant Lansana Conté di génn àdduna sax amoon na mutinerie. mu ne nag lépp lu aju ci wàllu politique yi nga xam ne ñoom lañ doon lal aju tamit ci wàllu stratégie militaire. fexe nañu ba xool armée yi nga xam ne dañu am fonctionnement bu moderne gis nañ ne force spéciale yi dañu intégré gis nañ ne tamit dëkk yi nga xam ne day am ay yëngu-yëngu. parfois li ñuy wax force spéciale wala parfois régiment spécial de la garde présidentielle boo seet dañ leen di simpi ci armée bi jox leen yenn gëdd yi. travail de recherche wala ab taxaw seetlu saytu ñi nga xamante ne kuréel yi yëngu ci wàllu kaaraange amal nañ ko loole nag nee na liggéey bi mu ci def dina tax ñu gën a xam li nga xam ne noonu lay doxee. mais li ñu gis mooy plus. ñi nga xam ne ñoo yore kaaraange gi ñu ngi leen di seet seeni nekkin di leen xool ci ñoom seen li ñu bëgg-bëgg ñu leen ciy jàppale da ngay gis ne ñoom dañuy gën a xarañ. ci téere bii nag colonel Doudou Sall mu ngi jéem a indi xalaatam rek ci ni nga xam ne loolu lay tolluwaayu kaaraange fii ci réew mi ñu fàttali ne colonel Doudou Sall tamit ku xam-xamam màcc la dem ci ni ñu yore kër yi yëngu ci wàllu kaaraange. Ibou Diouf dëkk wu ñu nemmeeku aw coup d'état bu yàggul dara ay fan képp dong la def di diwaan bu Guinée tax na itam ñu daal di samp ab laaj ana yéen mébét la colonel Mamadi Doumbouya am ca réew bu Guinée question boobee wala laaj boobee nag tax na itam mission diplomatique bu CEDEAO bëgg ko càmbar naka noonu itam daañ fa yebal ay ndawam ñu waxtaanee wàll wi la ka sabab ak itam lan mooy ëllëgu li nga xam ne moom moo di Guinée ba ki nga xam ne moom moo di njiit ba woon moom Alpha Condé tënkli ak Ibrahima Kane. ñu doon leen xaar alxames gi ca Conakry ndawal CEDEAO yi ajjuma la ñu nar a dem ca Guinée juróomi fan gannaaw coup d'état gañ fa amal ay ministre des affaires étrangères yu bëri ci sous-région bi war a bokk ci mission diplomatique bi ñu wàññi ca bu Ghana bu Togo bu Nigéria naka noonu itam njiital commission bu CEDEAO foofee ca Conakry délégation bi dina daje comité national pour le rassemblement et le développement ka ko jiite di colonel Mamadi Doumbouya ngir xam ana lan mooy ay intention gannaaw bi mu amalee coup d'état bi ba noppi. beneen ponk boo xamante ne mission bi dina ci taxaw mu di mujjub Alpha Condé di président déchu bi CEDEAO ci fàttali niki démb dafa dàq réewu Guinée ci bépp kuréelam ci benn sommet virtuel bu mu doon amal ca sommet boobu sax mu xaatim ab communiqué xamle ne lépp lu dal Alpha Condé putschiste yi lu njiig njaaga ñooma sommet googu amul benn sanction économique naka noonu itam sanction individuelle boo xamante ne teg na ko ci ndodd ñi jiite putsch bi ñooñee sax ba léegi yéeyu ñu yàbbi ci dàq bi CEDEAO dàq réewu Guinée ci ay kuréelam.
Ibrahima ci yooyu la jamono nag centre indépendant recherche ak itam initiative pour le dialogue moom mooy sàkku ci Union européenne ak itam CEDEAO ñu daal di amal ab waxtaan jàmm daal di dellusi fa nga xam ne nag moom moo di ca diwaan bu Guinée ndax itam ci la jamono ñu ngi rek ci bëccëg bu seetagul Maodo Malick Mbaye moom mooy njiit la ñu teewlu ay kàddoom ci micro Habib Faye. Chez Alpha on n'analyse pas on psychanalyse maanaam mbiru Alpha doo ko saytu ci doxalin yi da ngay jàngat xelu nit. li ëpp solo tey mooy Union africaine CEDEAO bu ñu condamné te ñaawlu ba pare ñu jegewaat transition bi nag xale yi bon on les appelle c'est des jeunes ils n'ont pas l'expérience d'état bushis yi maanaam ñi def coup d'état bi amuñu expérience ci état xamuñu nan la état di doxee li ñu xam daal mooy doole ji tey ñoom ñoo ko yor réew ñoom ñoo ko téye ñooñu doo taxaw fee rek di leen xarab naan nañ fi jógee nañu delloo pouvoir bi loolu wax la d'accord mais lu ne kët lu ne jot na koy faj nag lii mën a faj mbir mi mooy wax ak ñoom encadrer leen orienter leen ba pare jàpp nañ ñi aussi ñu siri noonu ñu bëgg a jëlee rek fu transition am rek ñu ne nañ fa def 18 mois nañ fa def 2 mois nañu toog ba am un calendrier de la transition bu mat sëkk bi nga xamante ni buñ ci jógee militaires yi dinañu dellu ci camp bi waa pouvoir bi waa civil yi jël pouvoir bi ñu organiser ay élections yu démocratique pouvoir bi nekk ci loxo civil yi Guinée am ay institutions yu am solo. moom Maodo Malick Mbaye moom moo teewal sirit ci Afrique de l'Ouest ak itam centre ñu di ko jaajëfal bu baax a baax mbokk yi itam naka noonu fi lañu jaar daal di buural wi la jotaayu xibaar di daje léegi-léegi ak rédaction bu télévision Futur Média Sara Cissé dina fi teew jukkil leen xibaar yi ci kàllaamay tubaab man itam ma leen di jox daje ëllëg incha allah ci xibaar yi ci 13h ci télévision Futur Média woy leen di des ak suñu ay programme jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fa naan jàmm